Dakarmidi.net, s'informer au rythme du temps, sans limite. .com, s'informer pour informer. Assirou.net, le premier site d'information générale à Touba. Galsen221.com, l'information sénégalaisement vôtre. NGSM, la nouvelle génération sénégalaise en marche. Sanbatahal.com, l'actualité à votre chevet. Senmedia.com, informer vrai, informer juste en temps réel. Et Andher Corona vous offre votre émission Choukran, présentée par Cheikh Alassane Sène. Pour vos publicités, veuillez contacter le service commercial au 77 572 48 48 et au 77 426 52 44. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المهوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وبلغنا رسول الكريم. mbokk yi tey nag nii lañu ubbee émission bi ci surat Najmi aaya 1 ba fukk ak juróom-ñett yàlla di ci décrire le voyage nocturne et l'ascension al isra wal mi'raj. maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen remercier encore une fois. tey nag lañu nar a clôturer l'épisode 6 al isra wal mi'raj. waxtaane nañ ko pendant 5 jours du ramadan pour wéttali leen. wéttal gi nag mbokk yi aajowul ne dama leen di jàngal dara, mais waxtaan la afin que nous puissions ensemble méditer sur la grandeur, la noblesse, les hautes qualités exceptionnelles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. parce que kenn ku nekk ci ñun yaa ngi déglu waaraate saa su ne, mu tàmbalee ci al mustatraf, livre bi nga xamante ne dund yonent bi bàyyiwu ci dara, ba wàcc ci siira yi nga xamante ne benn bu ne ay nit boroomi xam-xam yu màgg ci àdduna bind nañu ko ngir di ñu xamal saa su ne dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa am benn prêtre roumain, un grand écrivain du nom de Virgile Georgiou, dafa bind benn livre ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. mu wax ci biir livre bi ne musta gis un homme d'une grande culture ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mais nee na li ko yéem dëgg mooy comment se fait-il que moom ñu avertir ko ci yu rëy yi war a xew ci moom yépp mu ne ko wàlle tekkaale. mu ne loolu tax na mu ràññee ne amul ku sut yonent bi ci kaw suuf. te du moom rek, soo demee ci boroom xam-xam yu mag yi kenn ku ne jaaree ci Gandhi, jaaree ci Victor Hugo, Lamartine, ñoom ñëpp kenn ku ne reconnaître nga la grandeur de cet homme merveilleux sallallahu alayhi wa sallam. tey nag mbokk yi ñu nar a rek jeexal épisode bi. maa ngi ko indee surat Najmi. surat bi Makka la wàccee, waaye surat bi mbokk yi la yonent bi njëkk a tari à haute voix si kanamu ñi gëm yàlla ak ci kanamu yéeféer yi. baatam bu neex bi mbokk yi nga xamante ne jarul ñu koy utal micro ndax ruux yi la contacter directement. baat bi moo dàq lem soo koy déglu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam.
ndax ses cordes vocales ay leer la woon ci biir yaramam su daan tari saar bi la première fois mu tari ko même yéeféer yi bu mu daanelee dañoo sujjoo te tey ñu ko ndax màggaayu saar bi ndax neexaayu baatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi yàlla moo ko defal saa su daan wax rek dafay contacter directement roox yi moom sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu nar a waxtaane la dernière partie ci Isra wal Mi'raj damay waxtaan ak suma góor gu baax mooy wax ne lu tax doo waxtaane un peu le prophète Mohammed face à la neutralité ma wax ko ne dinaa fexe balay série yi di jeex ma indi le prophète face à la neutralité quelle a été sa perception de la neutralité moom xamoon na ne su dundoon neutralité dafay nekk en faveur de ñi nga xamante ne ñoo doon boom néew di doole yi ndax la neutralité ne favorise que ceux-là qui ont tort face à l'histoire moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam il était loin d'être une personnalité neutre dans ce qui se passait dans le Hijaz dans le 7e siècle au contraire il a redéfini le mode de vie bi amoon Makka indi ba nga xamante ne baadoo la ak ki nga xamante ne dañ koy wooye boroom daraja ñu mun a jonjonte mbagg ci booru kaaba gi ba noppi mu fexe loi yi nga xamante ne mooy àtte néew di doole ak loi yi àtte ki am doole ñu yemale leen ñu doon benn loolu bokkoon na ci démarche gën gi mbindeef une démarche intelligente raffinée au profit de l'égalité moom sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu jàllee sidrat al muntaha yàlla dafa wax ci surat najmi bi ma jàng léegi mu wax ne iz yaxsha sidrata ma yaxsha muur nañu ko wala nëbb nañu ko lañu ko war a nëbbee waxoon naa mbokk yi ker ga na mu toll te garab foo ko fekk moom moo ëpp ker ndax ker dina am zone yu muy bàyyi tuuti kon garab ga naka la war a toll mbokk yi mu am benn voile nee na bi mu ko muuree ba kenn dootul gis lan la yonent bi di def au-delà du lotus des confins moom sallallahu alayhi wa sallam bi ci jiitu suñ borom mi ñuy xamal ci surat najmi ne kii juumul te ñoo ko wax loo jibril nag ñëw ci yonent bi ñëwul woon pour jàngal ko alquranu karim ndax bi mu koy fekk si fekk yonent bi fees na dell ak alquranu karim li mu indi woon kay mooy le mécanisme de déclenchement bi nekk ci nubuwa yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la ñu tëral jibril am ci mission ngir à chaque fois selon la période selon l'époque ak selon les événements aaya bu ne war cee wàcc pour situer événements yi ak trancher les débats les différends entre les communautés ba pare di retracer l'histoire bi amoon avant yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que Dieu a voulu se confier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam def ko wéttalam def ko soppeem def ko xaritam def ko confident wam moo tax mu wax ko ci biir alquranu karim fi mu jaar ak yonent yépp fi mu jaar ak tous les peuples loolu nag mbokk yi mooy mel ni nga am sa xarit di ko wax sa àdduna yépp ni mu tëddee bàyyiwoo benn détail lii la yàlla defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne jeexal na ko ci téere bii di alquranu karim ci la ko wax ne kat def na ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam téere bii mu yor beneen téere dootul wàcc ginnaaw téere bii mu nekk téere bi gën ci téere yi ñu wàcce ko ci gën ci yonent yi wàcce ko ci gi gën ci doomu aadama yi wàcce ko ci ki nga xamante ne moom la yàlla dëxëñ ci moom kott mbokk yi leeram sallallahu alayhi wa sallam yërmandeem gu màgg gi ndax yàlla tasaarewu ko ci moom la ko yemale wàcce alxuraan mu doon yërmande
wàcce jëmmam ji mu doon yërmande yebal jëmmam ji ci ñun mu doon suñu yërmande moo tax mbokk yi nanu dalal suñu xel ginnaaw ni ñu dëkkee nekkee ko ci kaw suuf yenn saay ñu am ay traversées yu difficile mais terewul à chaque fois on se rappelle de Dieu surtout au Sénégal terewul mbokk yi à chaque fois xam nañu ne gën gi mbindeef duñu ko yemale ak dara ndax kenn waru ko yemale ak dara ndax moom kat moo gënal suñu borom moom dong mbokk yi moo tàbbi ci peyu sunu borom moom sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne jàll na ba ñu wàccee rideau bi comme ni ma ko mën a wooye ngeen am dégg-dégg ci sidarat al muntaha histoire indi na ci ni julli juróom yi eggsee ci moom sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xamante ne dañu wax ne juróom fukk la woon yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi dem ci Muusa dellu si waat demaat ci moom dellu si ngir ba yàlla defal ko juróom yooyu boroomi xam-xam yu mag yi saa su ne ñu ngi koy dugal si suñu ay biir bopp waaye mbokk yi li yéeme mooy ci li ma wax léegi dafa am benn bayit bu ma def di ko tagg ma wax ko ne tànkam bu sell ba mësta gis taxandeer moom sallallahu alayhi wa sallam loxoom bu tedd ba mësta jàdd mësta juum yàlla moo ñu am xamal lool ci alquranu karim wa ma ramayta is ramayta walakin allaha ramma moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na loxo boobu di sànni du loxoom sama loxo la moo tax mu amoon rectitude yonent bi alayhi salaatu wasalaam dans le combat kenn mënu ko ci woon moom sallallahu alayhi wa sallam il était élégant raffiné dans la démarche raffiné dans l'élégance moom sallallahu alayhi wa sallam bëggoon boppam set am benn attitude de responsabilité face à toutes les difficultés que traversaient les musulmans am la grande stratégie faire essaimer l'islam une mission qu'il a réussi avec peu de moyens comme disent certains savants mais il avait un soutien de taille celui de Allah subhanahu wa ta'ala Dieu yàlla wax ko ci alquranu karim moom sallallahu alayhi wa sallam summa dana fatadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adna mu wax ne jege boobu na mbokk yi dama bëgg analyser pour nit ñi comprendre d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam jëmm ji moo dem ci invitation bi ànd ci ak ruuxam moo tax bi nga xamante ne mi ngi traversé ànd ak Jibril alayhi salaam ci premier asamaan fa mu fekk maam Adam alayhi salaam ba fa mu fekk maam Ibrahim alayhi salaam bokk yi étoiles yi ni ñu bëree ci biir asamaan yi benn bu ne mi ngi sàbbal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane mbégteem naka la ñuy wane seen mbégte dafa mel ni yàlla dafa leen jël kenn ku ne encore connecté la waat ca fa mu la sàkkee muy ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fépp fu mu jaar mbokk yi ba muy egg sidarat al muntaha amul kenn ci li yàlla sàkk diggante benn asamaan ba juróom-ñaareelu asamaan te santuloo ko moom sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaayam d'abord taxawaayam par rapport ak suufeel boppam moom yëkkati doomu aadama ni ko yàlla santaane ci alquranu karim moo tax soxna Aïcha radiyallahu anha bi ñu ko laajee kan mooy yonent bi dafa ne yonent bi alquranu karim buy dox la moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax jàkkaarloo bi mbokk yi summa dana fatadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adna dafa mel ni mbokk yi benn arc mu am ñaari buu ñu takk ci benn fil day am ñaar ñu jàkkaarloo suñu bàyyee fil bi benn lay doon moo tax sallallahu alayhi wa sallam dans la station divine bi mu yegsee bay tàbbi ci leeru yàlla dafa ci jeex tàkk dafa seey ci biir leeru yàlla ba nga xamante ne benn taxawaay la loolu la di am moo tax relation boobu ak jamono ba mu xewee kenn yàlla mënula woon fexe ba nga fekke ko ndax rëyaay bi ci nekk solennité bi ci nekk ak diisoo ba nekk ci seen diggante ndax boobu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam façon xeetu souffrance bu ne teg nañ ko ci kaw suuf mu ne zëmm muy muñ saa yoo ko saaga xas ko boobu la yonent bi kanam gi di gën a taaru
boobu la lay gën a mën a yónnee ree gi nekk ci kanam gi. te mbokk ji reewu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën fuuf nga nekkoon ci misère bu rëy ba yàlla ubbil la xéewal goo xamante ni du jeex mukk. gis reewu yonent bi moo ko mën fuuf, moo ko gën fuuf, moo ko gën a neex fuuf sallallahu alayhi wa sallam. nañu war a dalal suñu xel. waxaat naa ko encore li tax ma wax loolu ndax yàlla bi mu ñu bëggee dimbali rek lañu boole gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi yàlla wax na ni moom sallallahu alayhi wa sallam sa vue n'a ni dévié ni outrepassé la mesure. bëtam bu tedd ba mësta jàdd mësta juum, tànkam bu sell ba mësta gis taxandeer. ndax tànku yàlla daan doxee moom sallallahu alayhi wa sallam. soo bëggee dégg mësta gis taxandeeram moom sallallahu alayhi wa sallam. foofu nag mbokk yi bi nga xamante ne yàlla fixé na bët bi ci exactitude la indi aaya bu mujjee ci surat Najmi. Cheikh Ahmad Bamba nee na soo bëggee dégg màggaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jàngal surat Najmi aaya 1 ba fukk ak juróom-ñett sallallahu alayhi wa sallam. Quelle merveilleuse créature. mu indi aaya bu mujjee bi mbokk yi. à méditer d'ailleurs. laqad raa min ayati rabbil kubra. foofu nag yàlla wan na ko ay kéemtaanam. oui, ces merveilles, ces grandes merveilles, certaines de ces merveilles, la totalité de ces merveilles à son ami le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. tukki boobu na mbokk yi tukki bu libéré doomu aadama la ndax ci doomu aadama la yàlla jël ki ci gën invité ko ci payam moom sallallahu alayhi wa sallam. boroomi xam-xam yi d'accord ne aussi yonent bi bu muy dem ci sunu borom mi ngi ànd ak taar gu mat sëkk. bi mu dellusee jóge ci suñu borom dellu si nekkaat Màkka bi ko nit ñi gisee ci bëccëg nga xamante ne naaj bi xaw naa génn kanam gi mi ngi doon nes yi mel ni dañ ci sotti ay pépites d'or moom sallallahu alayhi wa sallam. ñaxam bi soo ko gisee mu doon rogolaan ci kanam gi dangay yaakaar ne leer gu ñu jël la fondre ko di ko bàyyi muy wëndeelu ci biir yaram bi. karaw yi nag mbokk yi dafa mel ni dañu jëloon ay lumière yu sew benn par benn teg ko mu nekk njañam. soo ko xoolee da ngay yéemu ci yàlla. waaye li gënoon neex encore mbokk yi mooy soo nee jàkk yonent bi bu mu jógee ci pay yàlla soo ko nee jàkk sa xol day sedd ak koo mën a doon ak façon souffrance bu mën a tegu ci yow sa xol dafay ne sedd guy mbokk yi. leneen li nag mooy bis bu yonent bi daal di la tegee loxoom ñamu ko teg ci jamono jooju di waxtaan ak ñoom seen xol yi dafa mel ni seen ruux yi moo yeewu mel ni lu teg benn température di ko seddal moom sallallahu alayhi wa sallam. ñun ku ci yeewu balaa ngay wax ak kenn mbokk yi mooy jël soccu mbaa nga dugg ci sa toilette jël sa brosse à dents ak sa pâte dentifrice daal di indil une bonne haleine sa gémmiñ ba mu des gën gi mi def mbokk yi. heure bu ne su la nee jàkk bay waxante ak yow da nga yaakaar ne dañu jël 4 fukki parfum yu wuute dugal leen ci benn mànd tëj ko nëbbal ko lu ëpp 4 fukki guddi. neexaay bi muy génne soo ko ubbee xeetu yu gémmiñu yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko dàq. mbokk yi ndoxu zam-zam bi nga xamante ne moom la ñuy naan muy faj lu ne taalibe la ci gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam te kenn xamul sursam fi mu bàyyi ko. mais boroomi xam-xam yi nga xam ne c'est de grands scientifiques te mosoon a gis jamono ci histoire ndox ñàkk ca jamono Hijaz dans le 7e siècle yonent bi yoot index am ndox génn ca xam nañu ne source zam-zam mi ngi bàyyi ko ci jëmmu gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam. soo demee al kawsar bi nga xamante ne yàlla jagleel na ko moom sallallahu alayhi wa sallam. inna a'taynaka al kawsar source am
mi ngi bàyyi ko ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi tey jii émission bi yaatal naa ko d'abord pour faire plaisir à certaines personnes qui ont décidé de me suivre, de m'encourager et de faire essaimer partout dans les réseaux sociaux l'ensemble de ces causeries qui nous permettent de méditer ensemble. J'ai voulu à travers cette émission parler à vous, mais en même temps pour qu'ensemble nous puissions méditer sur nos vies en général, mais sur aussi ce que Dieu nous réserve au jour du jugement dernier. Nous n'aurons qu'un seul repère, nous n'aurons qu'un seul refuge, nous n'aurons qu'une seule priorité, c'est d'être reconnaissant envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de porter tout notre espoir sur sa noble personne, la clé de voûte de l'humanité, le détenteur des secrets cachés, le détenteur des secrets codifiés, moom ki taq ak sunu borom sallallahu alayhi wa sallam. yàlla xamal ko ci alquranu karim walxamari ida talaaha wannahaari ida jallaha walleyli ida yaxshaaha wasamaai wa ma banaaha moom sallallahu alayhi wa sallam. yooyu nag yi ko yàlla di wax ay mbóot la yu mu nëbb ci moom di leen déclencher benn bu ne à travers ni muy waatee moom sunu borom. moo tax bëgg gi mu bëgg yonent bi ginnaaw bi yonent bi jógee ci rañaan gi bëgg googu mi ngi koy feeñal ci alquranu karim di ko wax taaha. xamuñu lu muy tekki moom sunu borom rek moo ko xam, ndax moo xam naka lay nabbee li mu sopp ak ki mu sopp muy gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam. yenn saa yi mu jékki-jékki ne ko kaaf haa yaa ayn saad, yenn saa yi mu jékki-jékki ne ko haa miim, yenn saa yi mu jékki-jékki ne ko yaasiin. moom sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko gën a bëgg ko sunu borom. moo tax mu ñamal ci cofeel googu, ñamal ci jibril alayhi salaam. jibril làq xeetu cofeel gi bokk ko kenn di ko savourer moom ndànk-ndànk. waaye ndokk yàlla ba nga ñu dimbalee ba ñu ràññee ba jot ci toqantalu cofeel googu ba di ko wane saa su ne. man ak yéen mbokk yi sant naa leen nag, gërëmaat naa leen. tey nag maa ngi nuyu suma mbokk yi dëkkee Salde, yi dëkkee Ciloñ ak ña ma fay topp di ma yónnee ay message yu nuyoo, message yu saafonte, message yu ñaan. maa ngi remercier bu baax waa population yi féetewoo île bu ñuy wax Fayako ci biir Saloum. maa ngi leen di nuyu sama mbokk yooyu aussi nga xamante ne dëkk ba dañu ma fa jël rek def ma comme seeni doom. maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbokki Sénégal yépp, di encourager encore davantage les médecins, di ñaan yàlla moom mi tëwewul lenn, mën lépp ne fépp te umpalewul lenn, moom sunu borom, moom azza wa jal, moom Allah subhanahu wa taala, ba mu teggil ñu mbas mi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla yow rek yaa ko mën, yàlla yemalewuñ la ak dara. yàlla ñun sa jaam yu tekkiwul dara, ñun say jaam yu nekk ay faxiir ci sa kanam, ñoo lay ñaan ci barke gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam nga teggil ñu mbas mii, yëkkatil ñu suñu dund yi, sàmmal ñu suñu ay njaboot, ubbil ñu ay buntu xéewal yu ànd ak wér ak gudd fan. yàlla boo ñu topp ci dara lu ñaaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñaan nañu la suñu borom, ñun sa jaam yu tekkiwul dara, ñun sa jaam yi nga xamante ne amuñu kudul yow, yaakaaruñu kudul yow, bëgguñu kudul ki nga ñu bëggloo mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñi ngi lay ñaan nga yëkkati ñu, nangul ñu suñu cofeel ci gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam. alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.